koy inauguré ma ni woon comme moo ko symbole naa ko woo mu fekkee waale parce que loolu dama ni woon bépp projet boo xam ni moom moo ko sumb avant muy dem bu àggee incha allah buñ koy inauguré dinaa ko invité donc jox nañ ñu clé yi ba nit ñi ñu ngi koy jëfandikoo élèves yi ñu ngi koy jëfandikoo mur de clôture bi nekk suñu gannaaw terrain coach mur boobu tamit àgg na ba livré nañ ko PV de réception yi ñu ngi fi jox nañ ñu ko kon ñaari yooyu lañ fi fekk mu nekk projet yoo xam ni sumbul na ko mu àgg yi nga xam ni ay symbole yoo xam ni àggagul mën nañ ci tudd école route de Dakar 2 yii may wax nii yëpp nag ànd nag moom ñu dem fa li ñuy def passation bi dem nañ autant pour moi école Grand Standing moom tamit ci sibbu yi la àggagul toilette bi nekk gare routière fii àggagul poste de santé bu Grand Standing poste de santé boobu également àggagul école Ibrahima Jacques Gueye mu nekk Somme école boobu tamit àggagul yii ma lim nii bu dul poste de santé bi ma tudd nekk Grand Standing bu dul poste de santé boobu yeneen yëpp fonds PACASEN lañ ko financé. PACASEN benn programme la boo xam ni gouvernement bi moo ko teg ak Banque mondiale pour dimbali communes yi ñu mën a def ay réalisation donc yooyu yëpp à part poste de santé Grand Standing nga xam ni su ñuy tuddee Demba Ka du homme d'affaires moom moo ko may commune bi à part boobu yeneen yëpp fonds PACASEN lañ ko financé donc loolu moo dellu ci sumb yi nga xam ni fekk nañ ko beneen bi mooy fekk nañ fi également ay xaatim ñu koy tuddee ci français ay contrat yoo xam ni mairie bi daf ko signé ak ay partenaires ay promoteurs privés moo xam mooy ñi nga xam dañuy yor seen xaalis ñëw ci mairie bi lëkkaloog mairie bi ci ay projet réaliser projet yooyu ci seen xaalisu ko projet yooyu wala xaatim yooyu mat na juróom ci ñu ci fekk bi ci njëkk mooy centre commercial bii nekk ci wetu gare routière centre commercial boobu promoteur bu ñuy tuddee Ndiaye et Baro ñoom ñoo ko yor ñoom la ko mairie bi jox foofu nag dinañ fa taxaw ci contrat boobu mooy li tax ñu fay taxaw mooy diñ ko signé ci convention bi ñu ngi ko signé le 29 août 2019 liggéey bi waroon nekk juróom benn weer mais bi ba ñuy jël ñun fonction le 16 février 2022 liggéey bi noppi donc biñ ñëwee ñu waxtaan ci maag sama adjoint yi muy le bureau municipal biñ ci waxtaanee ñu ni kat li gën a yenu maanaam comme liggéey bi door nañ ko ba pare te am na fu mu toll nañu woo ki ko yor mayaat ko ab diir ni ko nga terminer liggéey ñu yóbbu ko conseil municipal voté ko ñu tegal commission bu ñu tuddee commission ad hoc ñu woo promoteur bi waxtaan ak moom ni ko may nañ la fukki weer pour nga terminer liggéey donc loolu xaatim nañ ko kon incha allahu rabbi jàpp nañ ni fii ak fukki weer centre commercial bi dina pare dina nekk ci loxo ko mais beneen précision également mooy contrat boobu dafa am yu ci xaw a mën naa ko tuddee noonu yu ci xaw a lëndëm li tax loolu mooy maanaam kenn xamul promoteur bi ñaata alal la ci def loolu la ñuy tuddee montage financier en France kenn xamul ko ci convention bi boo ko liiree doo gis fenn boo xam ni dañ daan nangami alal la ci def doo gis fenn aussi fuñ ni cantine yi ndàngam lañ koy jaay te loolu dafa bokk ci lii tax contrat mën a leer ku ko liir mën ci am yaakaar yooyu nag amu ci moo tax ñu waxtaan ak commission ad hoc bi nii leen xëy na wax ñaata la centre commercial bi jar ci xaalis xëy na weesu nañu mais cantine yi moom dañ fexe ba buñ koy joxe ci kattanu borom bi ñu toog ak promoteur bi discuter ci prix yi bu ko defee
prix yooyu ñu fixé ko ñu xam ko à l'avance donc loolu ñu ngi ciy liggéey muy prix wu cantine yi. bokk na aussi ci liñ ko santoon ci contrat am mooy fii ngeen gis ñu muur ko nii mooy fourrière commune bi ñuy def jamono yi ci ginnaaw opération de désencombrement épave yi ñu doon jël mooy oto yu yàq yi fii lañ koy dugal. miir bi nga xam ni moo ko wëralee dañ ni ko woon ci biir contrat bi yaa koy tabax miir boobu am na lu ci tabax mais la ko mottali dañ jël beneen entreprise bu tudd EFA moom moo mottali li desoon ci miir donc mën nañ ni def na une partie du contrat mu des une autre partie boo xam ni des na muy jël clé yi nag jox ko li nga xam ni mooy mairie parce que su paree ba ñu jaay cantine yi mairie bi moo koy gérer suuf si nga xam ni ci la tabaxee centre commercial bi suufu mairie bi mi ngi toll ci 1078 mètres carrés mais suuf soosu aussi li may wax ci li nga xam ni moo xaw a dese leer wala moo nekk sikku contrat bi mooy suuf si kenn évalué wu ko ba xam ñaata la jar ci xaalis nga xam ni dañ daan mairie bi contribué na tant ci biir contrat bi ko lié Ndiaye et Baro loolu ma wax nag ci contrat boobu bu ñu jëlee contrat yi mën na liir yëpp da nga ko ciy gis jàngat biñ ci am mooy mairie bi dafa am tële tuuti ci wàllu contrat signé contrat dans les règles de l'art mu jaar yoon ñu saytu ko ba mu leer nga xam ni dara du ci échappé mairie bi mais aussi surtout ñu def ko mu nekk intérêt commune loolu dafa des te yi ma leen nar a lii yëpp benn bu ci ne dinaa leen wax lu tax contrat bi ñu lii ak am na benn station Total bu nekk biir gare routière yaakaar naa ñëpp xam nañ ko moo nekkoon benn station seul bi fa nekkoon station boobu bi ñuy signé ak moom contrat boobu commune bi amagul boobu ci jamono yi benn commune Thiès benn commune la woon ci lañ signé woon ak moom c'était en 1980 c'était pour une durée de 15 ans fukki at ak juróom contrat boobu ba mu jeexee ba tey depuis 80 kenn renouvelé wu ko te ku ne xam na ni bi ñu defee dévolution gare routière bi léegi mairie Thiès Ouest moo ko moom donc mën nga ni bañ créé commune ba tey 2008 ak léegi kon mën nga ni station boobu mi ngi exercer dans l'illégalité parce que contrat bi kenn renouvelé am na nag ñoom benn jéego bu ñu def mooy diggante 2012 ak 2016 jéem nañu calculer li ñu waroon di jox mairie bi fay ko ñu jéem ko calculer fay ko xaalis ci ñeenti at yooyu mu ngi toll ci 23 millions et quelques naam équipe bi fi jóge nag am na jéego bu mu ci def mais jàpp naa ni aussi négligence bi ngi ci jéego bi mooy lan mooy bind nañu le maire Aliou Sow bindoon na gérant bi ni leen jox leen sommation ni leen contrat bi leen lié commune bi jeex na dama bëgg ngeen arrêté li ngeen di def wala ngeen ñëw ñu toog xoolaat nan la ñuy continuer collaboration ñoom tamit ñu tontu ko wan ni ko bëgg nañu ñu continuer collaboration nous sommes dans les dispositions pour le faire mais foofu la yem donc ba dossier boobu dugg suñuy loxo tey incha allah kon liñ ci nar mooy fexe ñoom ñi nga xam ne ñoo ko gérer woo nañ leen déglu leen mais amul benn dogal buñ ci jëloon incha allahu rabbi dinañ ko waxtaane ba incha allah bu ñuy signé waat contrat bi les intérêts de la commune seront préservés et défendus incha allah ci kàttanu borom. contrat wu construction pharmacie bi nekk Grand Thiès poste de santé bi nekk Grand Thiès am na pharmacie boo xam ne ba nga ca biir ñu koy tabax contrat boobu aussi promoteur yi benn couple la boo xam ni ñoom ñoo signé woon ak mairie bi contrat boobu mais Descos dafa arrêté liggéey bi ginnaaw biñ leen dénoncé wax ni fi ñuy tabax xëy na waruñu fa tabax donc dossier boobu aussi mi ngi suñu table ñoom ñëw nañ seet si ma ñu waxtaan ñu jox ma dossier yëpp mais amul benn dogal buñ ci jëloon parce que yooyu yëpp comme ni ma ko waxee contrat du caaxaan lu ñuy étudier la waat la ba xam ci yan condition lañ koy reprendre. contrat bi nga xam ni moo dox diggante mairie bi ak jardin bi nekk en face Sénélec
bu dee jëm place de France boobu tamit la même chose Descos moo ñëw arrêté liggéey ndax lan dañu dénoncé ni contrat bi niñ ko signé baaxul am na sax ñu waxoon ni dañ jaay place bi maire bi daf ko jaay mais loolu amul en réalité contrat la mu waroon fa tabax Descos ñëw arrêté liggéey ba ñëw nañ tamit seet si ma loolu tamit jëlaguñ ci benn dogal ñu ngi xaar pour étudier ko ba xam lu ñu ciy def xaatim bi doxoon diggante mairie bi ak benn promoteur pour mu liggéey jardin public bi nekk Blaise Diagne jardin public Blaise Diagne moo nekk en face gouvernance foofu tamit kañ ko joxoon daa dem bay liggéey gouverneur arrêté liggéey moo tax foofu tamit ba tey amaguñ fa benn solution mi ngi suñu table amagul benn dogal buñ ci jël donc juróomi contrat yi yëpp gis nga li ma waxoon ci njàlbeen bi ay jafe-jafe lu jur diggante maire bi ak ñi ngi ko signé donc mooy li ma jàngat bi ma def léegi rek nii dañu am benn carence ci wàllu signé contrat mu jar nag ñun ñi nga xam ni tey ñoo fi nekk ñu jël ci ay leçons yu am solo bu ñuy signé contrat donc wàllu contrat yi loolu la beneen point bi ma ci bëgg a teg mooy wàllu budget bi mooy li ñuy nattal ñu war ko liggéeyee fekk nañ fi budget boo xam ni bi ñu ñëwee mi ngi toll ci 440 millions 439 660 francs CFA mooy budget commune bi Thiès Ouest 2022 budget boobu 418 millions yi 371 400 francs CFA moo dellu ci wàllu fonctionnement 22 millions 260 francs CFA moo dellu ci wàllu investissement donc budget bii lañ fi fekk donc ñu ciy liggéey biñ ñëwee nag jëm nañ ci indi ay coppite yi tamit li ko waraloon mooy dafa am suñuy farata yoo xam ne dañ ko ci bëggoon dugal te farata yooyu mooy dañ bëggoon def l'audit foncier de la commune suufu commune bi ñu xam nu mu tëddee ni ñu ko yoree lu fi des l'audit financier de la commune xaalisu commune bi diggante 5 ans yi xaalis boobu ñaata la lan lañ ci réaliser fu mu dugg et l'audit du personnel embauché nu mu demee ñaata lañ contrat yi nu mu demee lu ñu leen di fay nangam ak nangam donc ñett yooyu moo taxoon ñu modifier budget bi dugal ci benn rubrique xaalis bi ñuy permettre ñu mën a def liggéey boobu benn bi commencé nañ ko d'ailleurs muy l'audit foncier daanaka marché bi ñu ngi koy waaj a lancé incha allahu rabbi lu ci tukkee ci audit bi bu génnee nii ñu def dinañu woote toog ni audit baa ngi nii lii moo ci tukkee ñu xamal ko nit ñi incha allah donc loolu mooy wàllu budget bi ci wàllu modification yi ci def am na beneen point bu am solo ci budget bi mooy bor yi nga xam ni commune bi daf ko amee bor yooyu bi ci ëpp solo nga xam ni naroon nañu jural musiba mooy bor yi ñu war a fay ADM muy agence de développement municipal ay bor la yoo xam ni bi Thiès di nekk benn commune réalisation yi ñu doon def bi ñu créé ñetti communes yi commune bu ci nekk la ñu fa def ci ay réalisation dañ ni la lu tolloog loolu ci bor da nga koy fay parce que bor la woñ bor bu ñu lebaloon la ville de Thiès autant la commune de Thiès autant avant les 3 communes léegi mu war ko fay léegi dañuy évaluer commune ouest infrastructure yi fi nekk bi ñuy def dévolution bi en 2014 ñu évaluer ko ci xaalis ni ko loolu ngay fay bor boobu nga xam ni commune Thiès moo ko leboon léegi bor boobu nag chaque année commune bi da ciy dugal benn xaalis boo xam ni day àgg ci mën nañu ko tuddee 22 millions chaque année parce que 2 millions la chaque mois ñun bi ñuy ñëw dañu fekk bor boobu weer bi nga xam ni moo ci muy janvier fayuñu woon boo fayul nag fonds PACASEN yi ma waxoon tuddoon léegi dafa bokk ci critères yi tax ñu jox la fonds bi bor yooyu nga koy fay léegi nag bi ñu demee Cour des comptes parce que mooy saytu liggéey bi ndax fay nga wala fayoo
am na juróom-ñetti conditions yoo xam ne da nga ko war a respecté mais bi ci ëpp solo daal mooy bor bi parce que moo ñu intéressé bor boobu nag fayu ñu ko woon jamono boobu ba Cour des comptes bindoon ñu nii respecté wu leen ko bi ñu bindee nii respecté wuñ ko ñu liggéey ak service technique yi parce que dañ lay may benn dur ni la tontul ñu mel ni rek boo bindee tribunal ñu may la temps pour nga defaat requête pour def interjeté appel ñu may ñu tontu bi ñu mayee ñu tontu lettre bi ñu étayé ko avec des arguments bi ñu koy yóbboo yàlla defal ñu sutura ba fond boobu incha allah amaat nañ ko ren te mi ngi toll ci téeméeri million ak juróom fukk ak ñeent donc te loolu moo ñuy permettre ñu def ay réalisation yàlla defal nañu sutura ba fond yooyu garder nañ ko ginnaaw lettre boobu ñu bind Cour des comptes donc loolu moo doon loolu ci wàllu budget bi beneen poñ bi nga xam ni moo topp ci waxtaan bi mooy yi ñu sumb donc lee mooy liñ fi fekk yi ma jot a wax léegi yi ñu sumb bi ñu toogee léegi yi ñu sumb bokk na ci visite de terrain yi ñu doon def xam nañ commune bi naan fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee mais nag buñ demee ba dénk la lenge yi dafa amaat beneen liggéey boo war a def ci biir commune bi liggéey boobu moo tax ñu sumboon benn visite tudde ko visite de quartier visite de courtoisie tous les quartiers de la commune ñu fas yéene faa dem genn wàll gi bi dem nañ fa muy juróom-ñeenti communes yi dem nañ autant pour moi quartiers yi dem nañ fa seeti chef de quartier yi seeti waa quartier yi déglu leen déglu seeni jàmbat recueillir ko bind ko loolu dina am solo ci kanam ci li may mujjee ci waxtaan bi marché yi ne ci commune bi 4 marché yëpp dem nañ fa gis acteurs yi visiter marché bi ruq bu ne ñu dugg fa toog ak acteuru marché bi ku ci ne wax sa jàmbat ci marché bi ñu recueillir bind ko dem nañ gare routière bi nga xam ni moo nekk ci suñu ginnaaw visiter ko toog ak acteurs yi waxtaan ak ñoom def nañ une grande tournée avec les autres maires pour saytu ndoxu taw bi bu ñëwee fu muy jaar c'était pour préparer les hivernages nga xam ni incha allah soreetul ba xam inondation Thiès lan moo koy waral bu ndox mi ñëwee bokk na ci également li ñuy tuddee PTI muy programme triennal d'investissement maanaam benn document la boo xam ne ñetti at commune bi da ci tënk projet yi mu am bi ñu ñëwee soppi nañ ko coppiteef yi ñu ci indi dinaa ko indi également après bu may pare pour mën a dugal ñun suñu programme bi ñu doon campagne di ko wax nit ñi yéen ca doon wax ñu jël ko ci programme boobu dugal ko fa bëgg nañ également fii ci Thiès noonu taxawal fa benn centre d'état civil secondaire bu bees muy un 3e centre d'état civil secondaire nga xam ni askan woo fa dëkkee ñoo ko jooytu woon équipe bi fi jóge bi ñu ñëwee gis ni lu yanu maanaa la ñu bind ñu wote ko déjà conseil municipal bi ñu ko wotee ñu bind ministre bi moom la ñuy déglu ministre chargé de la décentralisation bu ñu joxee ndigal rek incha allah ñu def ko bokk na ci sumb yi également beneen centre d'état civil nga xam ni moom la ñu war a ubbi 10e am na bu fa nekk boo xam ni mairie bi moo koy gérer mais c'est en location dañ ko louer waaye Union européenne nag ñoo financé centre boobu incha allahu rabbi barab bañ koy def buñ ko xasee ba déterminer liggéey boobu dina tàmbali bokk na ci réalisation yi wala sumb yi ñu jot a def bi ñu fi toogee léegi ci wàllu ndimbalante bi feetu Pâques bi jotee jël nañ benn enveloppe bu mat 4 770 000 jagleel ko suñu mbokk chrétiens yi ñu dimbali ci lu mat ñaari téeméeri nit ak fanweer ak ñett mooy 233 personnes yoo xam ni ay enveloppe lañ ko def de 25 000 et de 50 000 dimbalee leen ko ci wàllu Pâques bi. kazalika noonu lañ def également bi koor gi teroo ñu dimbali suñu mbokk jullit yi
ci enveloppe boo xam ni toll na ci fukki millions ak juróom muy 15 millions nga xam ni dimbali nañ ci lu mat junniy nit plus de 1000 personnes ñu jox leen ay saaku ceeb ak tàndarma gunge leen ko ci biir weeru koor bi. ci wàllu éclairage marché yi ne ci biir commune bi ñetti marché yëpp muy Daaru Salaam en face musée, marché HLM Sofraco, marché Mbour 2 ñoom ñëpp def nañ fa ay lumières yoo xam ni nee nañ ba mairie musée am ba tey musul am ay projecteurs yu leer nañ lañ leen defaral yoo xam ni bi ma demee marché Grand Thiès d'ailleurs nee nañ ma projecteurs yu mel noonu la ñu bëgg marché Grand Thiès te incha allah ña nga ca am na benn partie boo xam ni defal nañ leen ko ca muy toilette yi nga xam ni moo nekk marché Grand Thiès yu bees yi fexe nañ ba xëcc fa courant mottali liggéey ba fa desoon ba ñu ngi koy jëfandikoo toilette ba fa njëkkoon te màggetoon demoon ba kenn mënatu koo jëfandikoo fexe nañ ba def fa ay liggéey ci wàllu vidange ak curage ba ñu ngi koy jëfandikoo macha allah. ci wàllu setal dëkk bi ak désencombrement comme ni ngeen ko gisee woon nii doog a toog avec tous les maires ñu def une grande opération de nettoiement et de désencombrement liggéey boobu aussi def nañ ko te yaakaar naa ni am nañ ci ndam bu mucc ayib fi ci jara taxaw rek mooy marché Daaru Salaam parce que foofu fi mu nekkee dafa nekk bërëb boo xam ni nit ñi dañ fay jaar soxla ko te trafic bi dafa am doole foofu moo tax bi ñu gisee rond-point bi ni ñu ko occupé ku dem foofu xam li may wax nga xam ni kenn amatul foo jaar jaaykatu jën yi ñëw toog lal ci kaw tali bi ñu fa defee visite commerçant yi jooytu ko ak délégué marché bi préfet binduñu ni ñu foofu presque danger public la ci lañ jël ay matukaay ba rond-point ba la fa nekkoon yëpp jëlee nañ ko fa ñi nga xam ni ñoo doon jaay ci kaw tali bi ba nit ñi amuñu fuñ jaar ñu fexe sës leen ci grillage bi ba au moins nit ñi am fu ñu mën a teg seen tànk bu ñuy jaar jaaykatu jën yi nga xam ne dañu bàyyi seen place ci biir marché bi parce que boo duggee ci biir marché bi loolu moo leen njëkk yi mooy ay cantines yu ñu tëj def fa ay frigo kenn nekku fa donc biir marché bi dafa yaraax kenn nekku fa te ñi ci bari mooy ñi teg seen table wala seen siwo ci kaw tali bi di jaay seeni place na ci biir ñu ciy def liggéey bu am solo pour fexe ñi ne ci kaw tali bi ñu delloo leen seeni place ba tali bi ñu libéré ko ba nit ñi mën a dox ci jàmm sécurité mën fa am yooyu daal mooy jéego yi nga xam ne jot nañ ko tegagul fi ñu jëm nag te moo ëpp solo parce que damay dégg sama kilifa Serigne Moustapha Sy muy wax ni li tax oto pare-brise bi gën a yaatu mooy dañ ni la li ci kanam moo ëpp solo di nga xool rétroviseur lu ndaw la di nga xool ci ginnaaw moo gën a ndaw seetu bi mooy wan ni certes c'est important mais li ci kanam moo ëpp solo moo tax pare-brise bi gën a yaatu rétroviseur moo tax nag ma bëgg li may wax nii fi ñu jëm ngeen bàyyi ci xel parce que yi may wax nii yëpp incha allahu rabbi ci 2022 bii lañ bëgg réaliser ci kattanu borom